nuyu naa leen ci seen plateau spécial Covid 19 comme ni ñu koy defee saa su nekk tey jii nag yemoo ak 16 avril 2020 ñu fas yéene xam-fàccee li nga xamante ni moom mooy résultat Covid 19 yi tukkee foofu ci ministère de la santé et de l' action sociale waaye tamit dinañ waxtaane lépp luy actualité jëm ci wàllu coronavirus du ma ci wet Moustapha la ci àndal Moustapha maa ngi lay ziar bu baax a baax. maa ngi lay delloo ziar Mahfous di la nuyu. nag suba si. waaw ñu ngi sant yàlla bu wér. alhamdulilah aywa kon dañuy dem ci résultat yi nga xamante ni tey jii moom la ñu am ci jeudi bi 16 avril 2020 mu jugee foofu ci ministère de la santé et de l' action sociale tey nag Moustapha 435 tests la ñu réalisé foofu ci institut Pasteur 21 yi ñoom ñoo ñëw nekk ay cas positif 19 cas yoo xam ne suñu ay suivi la ñoo xam ne dañoo nekkoon ak ñoo xam ne dañu am jàngoro bi ñu wàll leen ko ak 2 cas communautaires mooy ñi nga xam ne si dañu am jàngoro bi te xamuñu fu ñu ko jëlee ñeenti nit ñoom ñoo wér tey jii ci jeudi ji dellu nañ seen ay kër jamono ji may wax nag 335 cas la ñu am depuis corona bi dugg fii ci Sénégal 194 ñoom ñoo wér 2 décédés la ñu am yàlla na ko yàlla yemale foofu benn évacué mooy koo xam ne si ni delloo nañ ko ci réewam donc jamono ji may wax 138 patients ñoom ñoo nekk ci hôpitaux yi ñu leen di amal li nga xamante ni moom mooy ay traitement Moustapha tey day kii bi doy na war de résultat yi ginnaaw bi ñu seetloo ni yokk nañu maillon bi yokk nañ ko ba nga xamante ni am nañ ci ay 435 yoo xam ne si ni tey testé nañ leen ban jàngat nga ci am. waa damay nuyu encore une fois ñi nga xam ne ñu ñuy suivre. di leen jaajëfal ci feedback bi ñuy am à chaque fois. bu ñu defee émission ba pare daf ci am solo bu baax a baax. waaw test yi je pense que tey constat bi ñëpp ñoo ko gisandoo. ñun ñëpp gis nañ ko parce que dañoo jóge ci 200 et quelques bi gënoon rëy def je pense que 273 woon quelque chose comme ça tey ñu dem ba ci 436 tests. te 436 tests boo ko defee donc cela veut dire que donc am na benn jéego bu am solo boo xamante ne te njort nañ sa bis yi di ñëw mën nañ dem ba def 500 tests parce que ñu ngi doon wax ne daal institut yi fi nekk yëpp ñu ngi xool nu ñu fexe ba mën a gën a jàppandi su ko defee tests yi gën a bëri ñu gën a mën a xam nit ñi nga xam ne ñoo gën a am parce que xam nga lan mooy avantage bi mooy test yi lu mu gën a bëri daf ñuy dimbali ñu prise en charge bu teel bi ñuy def ñu mën koo teel a def. waaw parce que imagine toi ki nga xam ne jàngoro jee ngeek moom ngeen war ko ngeen xam ne da ngeen ko confiner benn quelque part. war koo testé mu génn testé woo ne ko mu xaar dans 3 jours wala 4 jours. jàngoro bi di gën di am doole jàngoro ji di gën di am doole. donc je pense que lii ñu def nii lii ñu jógtee nii. lu baax la loo xamante ne yaakaar naa ne daal buñ ko yeggalee gën nañ ko parce que mën nañ dem ba am 500 600 700 800 tests par jour. su boobaa dina gën a mën a dimbali ñu xam ni ñuy gën a jàppee jàngoro ji. beneen mbir mi rek mooy daal cas communautaire xam naa di nga si ñëw. waaw cas communautaire waaw dinaa ci ñëw mais je pense que aussi nombre de tests bi ñu réalisé muy 435 moom moo justifié aussi nombre de cas positifs bi ñu am muy 21. waaw je pense su ma juumul est-ce que du record bi sax parce que ba bés ni ki 20 lañ amoon. 20 lañ amoon donc muy chiffre boo xamante ne dina bett ñu bëri pratiquement ñu bëri dina leen bett parce que dañuy jàpp ne. nombre la boo xamante ne si ku déggul nombre de tests yi boo toogee seen kër dégg ñu ne tey am nañ 21 cas ñaar fukki cas ak benn da nga naan mbir maa ngi bëgg a ëppi loxo mais bu ñu la waxee ne sur 400 échantillonnage bi 436 personnes la donc mën nga cee aw xel bu daal parce que supposons tey bu ñu defoon 200 on va se retrouver avec 10 cas amaana sax du am benn cas communautaire amaana parce que cas mën na am ñu bañ fa feeñ wala bu subaa bu ñu defee amaat 12 cas wala 11 cas ñaari cas communautaire ak 9 yoo xamante ne kii la ñuy doon cas contact donc ce qui veut dire que bu ñu ko yaatalee rek daf leen di dimbali dafay dimbali waale tamit askan wi ñi nga xam ne ñu ngi dund ak doomu jàngoro ji parce que am na borom xam-xam bu wax loolu nee na li ñuy testé ce n'est que la partie visible de l'iceberg jàngoro jaa ngi ci biir askan wi ñu ngi dox ak moom waaw parce que continuer ñu soog a dugg ci jàngoro jaa ngi ci biir askan bi ñu ngi dox ak ñoom te comme ni nga ko waxee kaawu Louga bi daf ñu koy firndeel bu baax a baax bëri na ci ay cas contact yoo xamante ne ñun xamuñu woon sax am nañ doomu jàngoro bi du sëqët du tissooli du dara loo xamante ne wane na ñu ngi doomu jàngoro bi ñoom ñooy porteur asymptomatique yi ñooñu nag il a fallu que ñu defal leen test pour ñu xam ko te li ci gën a graaw mooy sa wàllaate doo ci bàyyi xel doo bàyyi xel ci wàllaate gi parce que doomu jàngoro jàng ci xamoo ne yaa ngi ak moom donc ce qui fait que daal yoon bi daal nañ ko gën a yokk test yi moom lu ñu ko gën a yokk rek mu gën a baax bu ko defee ñu gën a xam réellement nombre de malades yi ñu am ñu mën leen a jël prise en charge ba ca war comme ni nga ko waxee li nëbb moo ëpp li feeñ parce que chaque jour ñu am cas communautaire loolu aussi
lu doy waar la parce que cas communautaire moom benn rek dafa ëpp donc bu ñu dee am bés bu nekk 2 wala bés bu nekk benn moom bu yàggee dina indi est-ce que du indi li nga xamante ni sax dañuy réer ñi nga xamante ni tey tënk woon nañ ko jàngoro ji bu yàggee médecins yi wala ñi yore paj mi est-ce que duñu am ak njàqare. waaw xam nga lu nit ñi dul bàyyi xel mooy duñu jàpp ne cas contact yi ñuy dégg nii. yu bëri si ñoom ci cas communautaire lay bàyyi ko jamono ji. waaw cas contact yi ñuy dégg nii. parce que tey ji boo jàppee ba boo amee benn cas communautaire mais fi mu jaar bi da nga koy retracé. am na ay contacts ñoom ne ñoom la gën a jege amaana dina leen wàll. am ñoo xam ne ñoo gën a sori chaîne bi noonu lañ koy toppante bu képp koo xamante ne rek jàpp nañ ne am nga roofoo wala am nga jaxasoo ak cas communautaire boobu. dinañ la jël confiné la xool nu ñuy def ak yow ba topp la ba bu doomu jàngoro ji nekkee si yow ñu teel ko détecté faj la bu ko defee doo wàll keneen. mais ñooñ tey ji ñiy faj noonu mais dafa am coût ñu ngi leen dugal ci hôtel di leen dundal chaque jour. donc tollooguñ ci benn chiffre moo tax actuellement état wu Sénégal attan ko. mais tey jii imagine toi bu ñu toll woon rek moom benn explosion de cas mais fu ñu jëm ñëpp doon mën demati hôtel parce que am na dëkk yoo xamante ne fi ñu toll nii Sénégal ñoom da ngay am jàngoro ñëw jël si la sa kër. mais am na dëkk yoo xam ne fi ñu toll nii boo amee jàngoro danaa la nga toog sa kër. nga toog sa waaw ñu lay traité à distance. léegi bu cas bi demee ba compliqué si la ñuy yóbbu hôpital fekk ne soxla nga assistance respiratoire wala yenn yoo xam ne gis nañ ne sa cas mi ngi bëgg doy waar. mais ñi nga xam ne dañu développé forme yoo xam ne dafay door ci jàngoro ji. dañ leen di wax ñu toog seen kër ñu leen defal traitement di leen suivre ndànk ba ñu wér. donc comme ñun yàlla mi ngi ñuy dimbali et ñu bëri dañoo jàpp ne dafa am exception sénégalaise or exception sénégalaise amul. fi États-Unis toll fi France toll fi Italie toll ñoom ñëpp ay dëkk lañ yoo xamante ne benn compté ci benn lay commencé. après nga am 200 après nga am 300 am 400 donc bu ñu jàpp ne rek waruñoo mën a yegg foofu. parce que loo xam ne chaque jour mi ngi yokk parce que ba léegi wàññeekuwul. chaque jour dafay gën di yokk. bon rythme bi nag ñu ngi ci sant yàlla ak fan yi sax taux de guérison bi nga xamante ne fi ñu toll nii dafa xaw a wàcc. wàcc na bu baax a baax waaw wàcc na parce que am nañ fi 19 bu ñu demee ba 7. tey ñu am 4 lañ am tey. donc nga xam ne kon am na wàññeeku bu ci am. waaye lépp rek ñu gën a fagaru rek parce que nee nañ. fagaru moo gën faju. waaw te buñ fagaroo yàlla mën nañoo musal ci faju. et puis contact maanaam cas contact suivi aussi li tax muy gën a bëri. ñun comme ni nga ko waxee ci cas communautaire yi lay jógee parce que ñun tamit ni ñuy dundee dafa xaw a doy waar maanaam da ngay xëy suba mën nga def 20 kër. ak 20 places yoo xam ne si nii benn bokku ci ak sa morom donc ñoo ñëpp aussi suñu leen regroupé war leen a dugal ci benn barab mettre leen en quarantaine aussi loolu day xaw a doy waar maanaam comme ni nga koy waxee rek mooy day indi ay complications te bu yàggee nguur gi dina xaw a bàyyi ndax ay charge la. ay charge la waaw bu fekkee am nga loo ci ay charge la parce que benn cas communautaire bu fekkee indi na 50 wala 100 indi na 50 wala 100 donc déjà Louga bi cas bi doon doog a door rek ils avaient confiné 139 personnes. voilà ñu xam ne dañ mais am na ñoom sax actuellement si dëkk boobu nag seen kër lañ leen confiné bu leen génn seen kër dañ ne leen bu leen génn donc c'est-à-dire ñoo xamante ne dañoo jàpp ne ay contact lañ xam nga comme ni nga ko waxee léegi nii Afrique ñu dañuy dund en communauté fii communauté la bu dee dëkk yi nga xam ne individualisme moo fa gën a fës sax comme dëkk yi nga xamante ne dëkku Occident yi la ñoom individualisme la ñuy dundee moo fa gën a am doole ndegam ñoom la jàngoro ji gën a sonal waxuma la Afrique moo tax ba léegi mu am benn partie mystère boo xam ne nit ñi mënaguñ koo comprendre mooy pourquoi Afrique nga xamante ne ñoom communauté la ñuy dundee ñu yaakaar bu fi jàngoro bi duggee ils vont mourir comme des mouches yàlla def ci yàlla wanewaat boppam encore une fois donc ce qui veut dire que moo tax mais nag loolu ba tey dafay indi jàngat bi nga xam ne mooy waral tey ji benn cas bu ñu ko amee lim ñu jural lépp parce que toujours damay jël exemple benn tubaab bi nga xam ne dañ ko fi amoon ki nga xam ne moo ko fi dugal wàllu ko kenn te ñu ngi expliqué bi symptômes yi commencé génn dafa jël masque takk ko dugg ci néegam daal di beru parce que xam na ne fi mu jógee jàngoro baa nga fa am te signes yi ma commencé gis kat signe coronavirus la mu teel a jël distance am dem ñu traité ko ba yàlla def mu wér jamono ji mais ñun fii bi mu amee da ngay jël ñaari cas yëpp boo jëlee aussi bien que kaawu Touba bi une vingtaine de personnes la ko wàll kaawu Louga bi une vingtaine de personnes encore la ko wàll waaw mooy Modou bi kaawu Louga bi commerçant bi nga xam ne cas communautaire la tamit une vingtaine de personnes la ko wàllaat donc nga xam ne kon ni ñuy dundee la
parce que peut-être mën nga am doomu jàngoro ji wala nga am njort sax di moytu waaye doo ko def wala yenn saa yi mun nga nekk porteur asymptomatique doo ci bàyyi xel tant que symptôme yi demul ba génn rek doo yaakaar ne yaa ngi doomu jàngoro ji moo tax yàlla rek moo ñu mën a sutural ñun tamit ñu fekk ñu si ñu def ay effort donc ñu continuer donc ci effort yooyu nga xam ne si ñu ngi koy def muy recommandation yi nga xam ne si ni waa kër docteur joxe nañ ko Moustapha damay daal di dugg ci beneen mbir muy wàllu gestion marché mooy marché yi nga xamante ni jamono bi mi ngi génn parce que fan yi yëpp ñu ngi wax marché ceeb bi ñu jox ko ki nga xamante ni moom mooy HM di benn libano sénégalais ak ki nga xamante ni tudd nañ ci Diop si mi nga xamante ni moom tamit transporteur la mu waroon a bokk ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo waroon a transporter ceeb bi yóbbu leen ci biir réew mi jur na coow la bari nag ci attribution marché bi ni mu demee démb ñu ñëw ak marché bi nga xam mooy marché gel hydroalcoolique bi ñu tudd ci Youssou Ndour ñu ne moom lañu jox marché bi ba def na démenti déposé na tamit plainte jamono bi ñuy dund lu mel noonu ci ak risque bi ñu nekk ak fi àdduna bi toll loolu tamit problème la fii ci Sénégal parce que dama yaakaar ni instant bi ñu ngi commencé di fàtte feebar bi di wax ay affaire de marché affaire de business affaire de xaalis alors que jamono bi dépassé na foofu damay dégg sax ñeneen ñi di wax corona deal ñeneen ñi di wax corona business des qualificatifs il n'en manque pas ku nekk yaa ngi koy jéem a qualifié noo ko gisee noo ko jàngatee mais man damay wax ne ñi nga xam ne ñoo doon accusé Youssou Ndour ñàkk xam la pratiquement parce que ku xam ministère ni muy fonctionner ak affaire santé loolu lépp lu jëm ci wàllu médicament wala affaire gel yeeg yooyu noonu ñu koy tuumale yooyu pharmacie nationale d'approvisionnement moo ko yor mooy PNA mais pas loo xam ne dañ ko jox benn nit mu jënd ko je pense que ay supputation la yoo xam ne dañ ko defoon noonu waaye allégation yoo xam ne dañ ko sànniwoon rek pour ternir l'image de la personne et moo tax je pense que très tôt dañ ko étouffer parce que xam nga ab sos moom bu amul base dafay gaaw a daanu boo dañ ko jox benn marché gel hydroalcoolique si koo xamante ne amul entreprise hydroalcoolique bu doon koo xam ne sax mosul def lu jëm ci wàllu santé ak affaire yooyu donc am na loo xam ne wax bu yenoo maanaa da nga koy teel a dégg et loolu li ma si gën a déplorer encore une fois mooy c'est pas le moment moment bi du moment boo xam ne dañ fi war a toog naan kii moo def lii wala kii moo def di seet ay accusation ak affaire yooyu on a un seul ennemi devant nous benn ennemi lañ am jàkkaarloo ko mooy coronavirus mooy Covid-19 bi donc ennemi boobu li ñu war a def mooy conjuguer force yi ñu am yëpp jàkkaarloo moom fexe ba mu génn réew mi malheureusement dañu am actuellement ay diversion yu fi nekk mooy ceeb bi mooy camion yi dëgg la du ñu nekk ci état d'urgence rek ba tax ku nekk war a gëmm ay bëtam ne lu xew rek sama yoon nekku si dëgg la ci état d'urgence lañ nekk waaye tamit dañu am benn droit de regard sur la gestion des affaires publiques loolu ñëpp ñoo ci war am xam nuñ ci war def ngir mbir mi jaar yoon waaye nag bu mu tax ñu gën a sori l'essentiel mooy xeex bi ni si ñëpp duggee woon ni ñëpp di ñaaxaate ñëpp niñ ko commencé woon nañ ko continuer parce que foofu mooy l'essentiel léegi nag bu ñu yàlla dimbalee ba mas mi woon ñu ginnaaw nag ñu def nag loolu nag compte yi commencé nag su boobaa nag compte yi commencé ku nekk fi nga dugaloon fan nga yóbbu xaalis bi na nga def lii na nga def lii nanga nga defee lii su boobaa si lay gën a am sens mais actuellement imagine toi ñu war a dimbali ay nit war def ay plateau di fa waxtaanee xeex bi yenn stratégie dañuy teg nga indi fa ñoo xam ne du ñu def loolu di xasanteeg téesanteeg yooyu noonu pour man ça nous éloigne de notre objectif ça nous éloigne de notre objectif kon mi ngi noonu seen plateau spécial Covid-19 la woon comme ni ko Moussa waxee rek man côté boobu laay waxee quoi jamono bii moom nekkul jamono xiiroo nekkul jamono ŋaayoo jamonoy booloo la main dans la main ñu jéem a xeex ennemi bi nga xamante ni moom moo ñu sonal muy coronavirus ñu jëlee ko fii ci Sénégal donc nañu bàyyi yenn débat yi donc débat yooyu moom vraiment amu fi place ñu bàyyi ci xel bu baax Moustapha daanaka dama lay yeewi dama lay bàyyi rek nga daal def na nga daan def tàggatoo ak sensibilisation ak li nga xam ne bëgg nga ko dénoncer te yaa ngi koy gis jamono bi ci réew mi. waa duñu tàyyi di ko def. duñu tàyyi di ko wax duñ ci tàyyi mukk. parce que loo xamante ne jamono ji xam nga degré bi mu toll fi ñu toll nii ñi ngi jàpp ne ñu yemamaay yi wala peuple bu ndaw bi wala ñooñu rek lay dal mais dina am fu muy toll ba léegi ba toll na fa sax parce que bu jàppee ministre bu jàppee député ancien ministre donc jàpp koo xamante ne amoon na dayu si dëkk bi trop mi Pape Diouf mais li gën a grave ci cas communautaire bi mooy dina dem ba toll foo xamante ne maanaam day mel ni benn darab
kër goo dugg rek di nga ko fa fekk te loolu dañuy ñaan yàlla musal ñu si loolu la ñuy ñaan yàlla musal ñu si wala koñ boo dugg di nga ko fekk loolu la ñuy ñaan yàlla musal ñu si te loolu ñu ñoo si mën a dimbali suñu bopp naka lañ ci dimbali suñu bopp mooy képp koo xamante ne njortu nga ni am nga symptôme yi nga commencé feeñ ci yow nga jël say disposition nga jël say matuwaay du feebaru xont feebar bi ku ko am du gàcce. wala affaire yooyu toujours loolu lay wax du gàcce feebar moom du feebar faju du gàcce parce que loo xamante ne dafa ñëpp dañuy wax sax dafa maladie bu démocratique la. bàyyiwul ministre bàyyiwul député bàyyiwul président bàyyiwul borom daraja bàyyiwul baadoola bàyyiwul kenn donc jàngoro ju mel noonu bu la dalee du gàcce. de képp koo xam ne daal yaa ngi dund ak symptômes yi. demal kër docteur wala sax nga woote ñu ñëw. xool naka la ñuy jëflanteeg yow ñi nga xamante ne yàlla mi ngi def ñii xëy yàlla may leen wér ñi sàmmonte ak digle yi amaana buñ sàmmonte ak digle yi bàyyi tere di bàyyi dajaloo gi bàyyi sàggante gi parce que ba léegi Sénégal dañoo jàpp ne li xew France mënu fee xew kenn ñaanu ko yàlla waaye bu ñu góorgóorluwul dëgg-dëgg lii raam ci ñag bi la jëm te bu fa duggee du fa am kër ay wakkoon mi ngi noonu seen plateau spécial Covid 19 la woon tey nag ñu daal di ñëwaat ci li nga xamante ni moom mooy résultat yi tukkee foofu ci ministère de la santé et de l'action sociale sur 435 tests réalisés foofu ci institut Pasteur 21 ñoom ñoo ñëw nekk ay cas positifs 19 yoo xam ne si ni ay contacts suivis la ak 2 contacts communautaires mooy ñi nga xam ne si ni ñoo am jàngoro te xamuñu fan lañ ko jëlee ñeent ni tey ñoom ñoo jógee ci lopito yi daal dem seen ak njaboot ñooñu mën nañu jàpp ne wér nañ donc jamono bi may wax ak yéen 335 cas la ñu am fii ci Sénégal depuis coronavirus dugg fi ñu am 194 guéris 2 décédés ak benn évacué donc jamono bi may wax ba tey 138 ñoom ñoo nekk sous traitement loolu moo fi ruusoon tey ci comme résultat ak li nga xamante ne jàngat nañ ko fii ci wàllu actualité jëm ci wàllu coronavirus ñu ngi leen di jox dig daje ëllëg waaye tamit avant may quitté ma daal di gërëm bu baax a baax sama caméraman bi muy Biggi ba suba incha allah